sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ku tudd màggal gi di nga ci tudd neex naqari wàllu culture màggal toujours aspect culturel bi dañu gis ne que commission bi chaque année daf ciy teg ay jéego ba barki démb ci seen conférence de presse bi ñu gis yeneen jéego yu bees yu ngeen tegaat ci màggal ren gi est-ce que mën nañu xam jéego yooyu exactement. waaw ñu ngi nuyu mboolem mbokk ñu seetaan at mu yàlla sàkk dañuy andi yoo xamante ne bii ngir bokki taalibe yi ak bokki jullit yëpp gën a xam kan mooy Serigne Touba gën a xam lan mooy solos màggal gi ndax dañ ko faral di wax màggal gi xat na mbooloo mi day bari moo tax waxtu nekk dañuy bëgg li ko jiitu ñu mën a waxtaan ak nit ñi andil leen loo xamante ne bii bu ñu màggal see wàccaay lay doon ba buñ dikkee ci dëkk bi dinañu xam naka la ñuy màggal dinañu xam naka lañ fiy nekkee loolu moo tax ren jii itam gis ngeen at yëpp karawaan bi lañ daan def juróomi at lañ ko digg woon loolu jeex na moo tax ren ñu indiwaat leneen loo xamante ne bii dañoo sax soppi defin wi ndax bu njëkk dañ daan dem ci ay dëkk mbooloo mu baree bari dajew ñu def ay conférence léegi nag dañ ko gën a jëmale ci wàllu gëstu wàllu xeeñtu li nga xamante ne bii moo di li nga xam ne moom la sëriñ bi seqoon ak ñen dëkk ci barab yi nga xam ne danañ fa dem di leen seeti colloque bi dellu si waat nañ ko ren ndax mun dañ ñëw ñetti at yu ne dinañ ko def boobu léegi suñu borom mi ñuy dimbali ren mooy ñetteelu yoon bi incha allah aussi dinañ ko defaat ci 6 novembre buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak nag yeneen conférence yi nga xam danañ ko def lu mel ne Njaaréem am na conférence lu mel ne Mbàkke Bawol am na conférence fii ki dëkk bi am na ñaari conférence yoo xam ne Rawdu Rayaahiin moo ko fii def bisu màggal gi am na conférence ci bëccëg bi am na conférence ci guddi gi ak nag li nga xam ne mooy jotaay bi nga xam ne mooy bi ci gën a mag mu di lii di cérémonie officielle bi loolu nga xam ne kàddu sëriñ bi foofee lañ koy joxe kon day mel ne daal ci tënk lu gàtt ak itam la ñuy def ca Ndakaaru loolu aussi lu am solo la ndax daayira yëpp léegi dañuy waajal màggal ci ay bisi safar noonu lañ koy tuddee léegi nag ñu ne leen kat bu ngeen àggee ba le 29 incha allah mboolem daayira yi nañu daje ci Masaalikul Jinaan ngi tëje ko fa kon loolu daal ci gàttal mooy yi nga xamante ne bii dinañ ko def ci màggal gi ren ji buñ ci yóbbu ak jàmm. mais ñu gis ni que màggal gi Touba ren gis nañu ay décision yu jaaroon surtout ci yokk mbedd yi ak yaatal ko ba gis nañu am na ay quelques colères yu mu suscité mais dañu gis ne que ba tey comité bi dafa rester ferme pour yaatal li nga xam ne mooy mbeddi Touba yi. buñ di jaxase ñaar yu bokkut ndax ci sama dégg-dégg comité d'organisation yaatutul mbedd yi dafa am ñu ko dénk foog naa muy maire bi muy gendarmerie muy mel noonu donc loolu aussi ñaar yooyu foog naa bokkut bu loolu jàllee nag moom ñun ay taalibe rek lañu lépp lu sëñ bi wax rek moom ànd nañ ci te dañ jàpp suñu kantalaay kattan. màggal gi ci aspect économique démb dégg nañu bilan bi ngeen jot a def mais màggal gi tey ñu ngi estimer li mu jot a dugal li muy dugal maanaam ci at mu ne. mën nañu ko estimer ci ay 250 milliards yu manqué. dëgg la waaw xam nga loolu dañ cee defoon ab gëstu juróom 2011 lañ ko defoon xaw naa yàgg tuuti. bi ñu ko defee mu joxoon ñu li toll ci 200 milliards ñu ne léegi bu ñu toggee ba amaat juróomi at dañuy defar beneen gëstu loolu li tax muy am solo gëstu bi ngeen defaat day dikk dalay wan diggante bi juróomi at yi màggal gi naka la fi doxe ndax daa yokk ndax daa wàññeeku te loolu aussi dalay gën a may nga firndeel la nga xam ne defoon nga ko. moo tax bii yoon bi ñu ko def itam dañ ko jox université Bambey université Alioune Diop Bambey nga xam ne ay méthodes yu scientifique la ñu jëfandikoo ñu ngi leen ko joxoon 2015 booba léegi ñu ngi ci liggéey ñaari at liggéey nañ ko ci rapport bi nga soog a pare incha allah bu ñu nee suba la màggal ci guddi gi am na diine bu ñu defar journaliste yi foofee lañ ko bëgg a présenté buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm wante résultat yi ren li mu génne ne 249 milliards 800 et quelques millions màggal gi. gis nañ ne loolu nag ay lu bari la ndax am na loo xam ne mooy li ñuy wax impact direct ak impact induit loolu lépp nag lañu boole nga xam ne bépp acteur boo xam ne
di nga yëngu ci màggal gi di ci def am koom la nga ci def jëm nañ ko xayma moo xam lu jëm ci état la moo xam ab daayira la moo xam ku màggal si la ku mën a doon rek lépp loolu am na ay méthodes yoo xam ne ci la ñuy calculer ba jëm ci loolu aussi li muy wane mooy di ne màggal gi buñ ko saytoo ni nga xam ne noonu lañ ko war a saytoo ci wàllu koom-koom am na njariñ lu bare bari loo xam ne mënoon na ko jural dëkk bi mën na ko jural réew mi ndax tey lépp loo xamante ne bii ñu ngi koy jëfandiku ci màggal gi tey jii fi ñu war a si xay jéego jëm fa mooy fexe ba loolu ñu koy liggéey ci réew mi wante tam luñ ci mën liggéey ci région bi wala ci biir Touba ñu ngi fiy liggéeyee xam nga kon loolu day indi ay emploi yu bari yoo xam ne dafay créer dafa yokk koom-koom bi loolu itam am leneen loo xam ne daf ko jur di wane ne am na ay infrastructure yoo xam ne war naa ànd ak moom ngir gunge màgg gi nga xam ne màgg mi ngi koy màgg ndax diggante 2011 ak 2015 comme yokk na 25%. diggante boobu itam gis nañ ne ñi nga xam ne ñooy màggal si yokk nañ de 31%. kon loolu aussi dafa am lu mu laaj ndax croissance boobu nga xam ne dëkk bi mi ngi koy màgg màggal gi di ko màgg dafa laaj ay investissement loolu moo tax yu bëree bëri Touba boo dikkee day mel ne sax état def fi dara wala ñi fi nekk defuñ fi dara wante déedéet màggaay bi moo jéggi dayoo ba lépp loo prévoir ngir Touba bala nga koy réaliser sax fekk dëkk moom weesu na foofa kon dafa laaj beneen gisin dafa laaj benn xalaatin dafa laaj beneen jógin boo xamante ne bii la ci jiitu moo di ñu xam dayoo màggal gi naka la toll bu ñu xamee dayoo màggal gi naka toll xam aussi importance bi nga xam ne mën na ko am na ko ak lim mën a jural réew mi ci ay njariñ su boobaa nag li nga xam ne moom la ñu war a def ci biir dëkk bi ñu tolloole ko ak dayoo boobu tant que defuñu loolu rek foog naa ne waxtu bu nekk nit ñi bu ñu dikk dañuy am ay jafe-jafe tey boo dem fa mel ne Makka yàgg na ci loolu ci étude la ko gis sax d'ailleurs ñoom dépassé nañu woon 10 milliards de dollars yi foog naa depuis ay 2002 moom la leen aj gi di jural fi doo kon bul xam ñoom fu ñu toll ci wàllu koom boobu wante tey boo fa demee gis nga at moo dee Makka mu ne rek gis nga royaume ba da nga xamante ne bi noonu lay yokki dëkk ba ngir ñi nga xam ne ñooy aj si bu ñu dëkk ci conditions yu baax yi ñu nekk dëgg la dooley tolloowut ci wàllu koom-koom wante fii aussi foog naa loolu am na lu mu laaj ci investissement am lu mu laaj ci ay taxaw yoo xamante ne bii war nañ ci gën a xalaat loolu nag mooy importance études yi ñuy def ndax nit ki mënta saytu lu mu xamut nu mu toll. moo tax tey jii xam nañ ñaata nit ñooy màggal si xam nañ màggal li muy jur te étude dañ koy continuer secteur par secteur dañu jël secteur télécommunication def ci étude bu toll ni étude ndax étude bi ñu def ni étude générale la léegi nag dañ koy tas ay pàcc dañuy jël secteur télécommunication mel ne at xayma ko jëlaat secteur agriculture xayma ko jël transport xayma ko noonu la ñu koy def ba secteur yëpp jeex takk su ko defee nag foog naa ne su boobaa dina xalaat bi dina gën a nosu ba foog naa njariñ lu rëy danañ ci mën a bawoo ba ñi nga xamante ne bii ñooy jël ay décision yoo xam ne dafa jëm ci dëkkub tubaab bi dinañ am fu ñu mën a sukkandiku ba décision yi ñu jël ñu mën ko teg foofu. sëñ Abdou ci xereñam macha allah ci li ñu ko jox gis nañu ren comité yi dafa gën a yaatu mais en même temps dafa gën a fasanti ko. waaw dafa am solo ndax comité d'organisation bi ñun xëy na ñoo am nattu di waxtu la ñuy wax ci télé yeeg rajo yu mel noonu wante ñii am na ñoo xam ne liggéey bi ñuy liggéey sax moo gën a rëy ñun liggéey bi nga xam ne communication bi ñu koy def loolu nag dafa am intégration boo xam ne am na ci ndax comité bi quand même man na léegi juróom-ñaari at ñu ngi liggéey kon nit ñi gën nañoo miinante gën nañoo xamante déggoo gi aussi gën naa yokku donc loolu aussi moo tax ba ren jii tey colloque bi ñu organisé commission bu nekk la cay cëram da ko jël féetewoo ko di ko liggéey te boo dikkee da ngay jàpp ne benn commission sax moo liggéey lépp tellement nit ñi duggante bi dafa am ba kenn doo xam sax kii fan la bokk wala kii fan la bokk loolu nag expérience bi moo koy indi ak àndi gi liggéey ak itam surtout nag bokk gi nga xam ne bokk nañ ko gën a jublu gi moo am un président di Serigne Bassirou mooy président comité d'organisation bi am un coordonnateur di Serigne Ousmane léegi nag ci ron loolu nag commission bu nekk am benn président. sëñ Moussa Ba mooy di sant ñëpp
di surtout nag presse bi ndax damay faral di wax ñoom ñoo suñu partenaire ñoom la ñuy liggéeyal may profité jéet ñi fi teew di Sénégal di santaale mbooleem presse nationale ak internationale tey rek maa ngi jot rapport fi demande accréditation yi toll mais yéeme na nga xam ne tey aussi li fi nar a ñëwaat ci mbooloo ci wàllu taskatu xibaar kenn xamul nu mu toll dina xamoon ne nag li nga xam ne moo ci war aussi ci ay wattaay ñi ngi ci depuis ay weer yu bëree bëri am na sous commission boo xam ne moom moo koy saytu et fas yéene bu ngeen dikkee lépp loo xamante ne bi jumtukaay la bu ngeen yittewoo te ñun ñu war leen ko jàpp ndalal incha allah dinañ ko def ba aussi yéen yi nga xam ne ñoo ko bokk mu di tasaare njàngaleem Serigne Touba mi fexe ba bokk taalibe yi bokk jullit yi ak ñi seq réew ñëpp ñi seq mboolem àdduna si xam lépp loo xam ne bëgg nañu ko xam ci màggal gi te loolu aussi yéen ngeen ñu ciy dimbali ndax ci seen ay jumtukaay ci leen koy jaarale ngir nit ñi di ci mën di jot kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di aussi beral ak cant ak ngërëm nag mbooleem bokki taalibe yi dina xamal ne kat ñu ngi leen di xaar incha allah ci màggal gi di leen ñaan ñu màggal si jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm. jërëjëf.